salaamaaleykum tey dañoo ñëwoon fii kër DG di Mamadou Alpha Diallo nekk fii Maris 2 villa T6 en face jumaa ji ñi bëggoon xam Mamadou Alpha Diallo lan mooy ay high tech énergie parce que ñun dañuy dégg high tech énergie ku mel ni sama genre gi tey xamuñu luy high tech énergie ñu ñëw xool si lan mooy high tech énergie ñëw fas yéene ko won doomu aadama yi ñi xam lan mooy high tech énergie pour ñun ñu ko xam ne xamuñu ko ñun ñi nga xam ne jànguñu pour ñu mën a xam lan mooy high tech énergie kon ñu jox borom kër gi ñu nuyoog moom. asalaamaaleykum maa ngi la ñuy sant bu baax si visite bi ngeen ñëw visiter société bi tudd High Tech Energy man maay directeur général bi ngi rafetlu vraiment seen teewaay. High Tech Energy mot anglais la bu tudd bu ñu mën a traduire ci français moom la ñuy woowee énergie haut de gamme bu ñu ne énergie haut de gamme mooy énergie bi nga xam ne dafa mucc ayib donc dafa nekk énergie bi nga xam ne àndul ak benn gàllankoor moo tax ñu tuddee société bi High Tech Energy parce que ñun ci wàllu énergie la ñuy liggéey bu ñu ne énergie nag dafa xaw a yaatu dañuy liggéey ci wàllu énergie électrique conventionnelle mooy courant bi nga am sa kër te Senelec di ko joxe. moom la ñuy wooyee électricité conventionnelle dañuy liggéey également ci solaire énergie solaire d'une manière générale ñu koy ñi ne énergie renouvelable mais ñun ci lu ñuy gën a yëngu moom mooy énergie solaire. énergie solaire nag dafa nekk li nga xam ne courant lay joxe mais courant ji ci jaww ji lañ koy jëlee ndaxte naaj bee tax mu mën a dox normal. moo tax ñu woowee ko énergie solaire mais également bu ñu nee énergie solaire nekkul juste pour courant bi nga xam ne solaire bi nga xam ne courant lay génnee mais am na ci solaire bi nga xam ne aussi pour tàngal ndox lay doon wala pour togg wala yu demee noonu mais loolu yëpp ci xeetu énergie la nekk. moo tax ñu tuddee suñu société bi High Tech Energy parce que également ci domaine googu ñu yëngatu. dañ ciy yëngatu ci anam ju mu gën a sellee anam ji nga xam ne képp ki nga xam ne da ngay liggéey ci wàllu énergie boo sañoon noonu lay tëddee moo tax ñu jël suñu turu société bi tuddee ko High Tech Energy. En réalité amul limite mooy nekkul li nga xam ne dañuy naan waa taax ji ñoo koy njëriñoo wala waa àll ba la solaire pour ñëpp la te àdduna bi dañoo toll fi nga xam ne bu ñu sañoon. courant gi bi nga xam ne moom la ñuy jëfandiku solaire lay doon ba tax na ñëpp a ngi góorgóorlu ci li ñuy wooyee énergie renouvelable. énergie renouvelable mooy énergie bi nga xam ne di nga ko mën a njëriñoo te du am loraange moo tax solaire bi actuellement amul limite appaluñ ko kenn aussi pour ñëpp la dañu ne boo nekkee Dakar maa nga nekk Paris maa nga nekk Allemagne. ak ku nekk ci biir village yi ñoo ci yem képp ki nga xam ne am nga ci soxla sincèrement ci énergie solaire gi boo ko bëggee aussi mën nga say jot. am na leen looy yëngu à part loolu parce que bu fekkee ne affaire solaire li nga ci wax ni yaatu na mais bëggoon nañu xam ne ci solaire yi kese nga yëngu wala dafa am ñoo koy bokkaloo dafa am affaire bi nu muy doxee ñun bëggoon nañu xam loolu. waaw comme ni ma la ko waxee rek xam nga ñun du ci solaire kese la ñuy yëngu ñun dañuy liggéey ci li ñuy wooyee énergie. alors dama leen ci njëlbeen ni énergie ci boppam dafa nekk li nga xam ne lu yaatu la moo tax ñun aussi lu ñuy liggéey dañuy nekk ci domaine yi nga xam ne domaine yi yaatu la tey daanaka dañuy liggéey ci lépp li nga xam ne dafa wër énergie. parce que tey boo ne High Tech Energy c'est vrai que nit ñi xamee nañ ko ci solaire mais xamee nañ ko aussi ci électricité industrielle tey am na ci sociétés yu bari yi nga xam ne ñi ñoo leen installé. am na société yu bëri nga xam ne aussi bu ñu amee ay panne ñu yor seen maintenance donc ci société yooyu mun naa citer ñaari sociétés yu mag wala ñetti société kii di Senico seen usine bi nga xam ne moo nekk Diamniadio donc daanaka usine gi genn wàll gi ñoo ko installé. waaw pour bañ ne daanaka usine bi ñoo ko installé mais genn wàll gi daal ñu ñoo ko installé. boo ñëwee aussi société bi todd Sodagem mooy bu defar boisson Planète daanaka seen maintenance yi bëri High Tech Energy moo ko yor
boo ñëwee aussi ci wàllu laboratoire institut bi ñu wooyee IRD mooy institut de recherche pour le développement daanaka depuis 2010 ñu ngi liggéey ak ñoom ci lépp lu jëm ci wàllu laboratoire bu ñu nee laboratoire nag donc équipement de labo yi donc seen machines yi seen équipement divers yi donc seen fourniture yi lépp ñoo ko yor ñoom tamit depuis 2010. waaw donc dañuy liggéey également ci wàllu hydraulique mooy lépp lu jëm ci pompage ndox moo xam solaire lay doon moo xam électrique lay doon donc dañuy liggéey ci wàllu hydraulique. maanaam su ma la déggee wàllu forage lay doon. wàllu forage yi voilà. te am ngeen ay forage yu ngeen jot a installé. waaw bëri na ci Dakar Sénégal fii installé nañ ci forage yu bëree bëri donc forage yi ñu installé am na ci bi nga xam ne mi ngi Kébémer donc forage Sam Gaye donc boobu ñoo ko installé benn forage bu 7.5 kilowatt la day alimenter lu mot 11 villages day alimenter fukki village ak benn ci ndox donc ñu ngi ko installé woon en 2016 alors forage aussi Greenland bi donc monsieur le maire Barthélémy Diaz ci toolam boobu tudd Greenland ñun aussi ñoo ko installé donc forage bu 11 kilowatts la ñu ngi ko installé il y a plus de 2 ans. voilà am na ci aussi yeneen forage vraiment bëri nañ bu ñu ko naree lim xam naa. waaw parce que sànq lim naa solaire bi. lim naa électricité industrielle. lim naa laboratoire yi. mais dañuy liggéey également ci climatisation. lépp luy froid climatisation. mais lu ñu ciy gën a yëngu nag mooy climatisation industrielle bu dee climatisation domestique lu ci ëpp dañuy jaay appareils yi mooy dañ koy commercialiser dañuy jaay également mooy climatiseurs yi. mais appareils yi nga xam ne ci moom dañuy jaay du doon appareils yi nga xam ne moom nga ñuy faral di jënd souvent dañuy jaay appareils yi nga xam ne day yaxanal courant bi. maanaam yéen seen appareils yi. dafay sakkanal courant. day sakkanal courant maanaam bu nekk appareil yoo xam ne dafay consommer. déedéet parce que ñun dañoo jàpp ne si suñu mission en tant que high-tech énergie ak nu ko tour bi du wuyuwee donc bu ñuy jaay client dañ ko war a jaay li nga xam ne dafay participer ci économie d'énergie. parce que tey mën nga am supposons su ma joxee benn frigo bi nga yor sa kër mu nekk frigo bu mag mu lay njëriñ mën nañ lay jox même frigo. bu am même njëriñ wala mu ëpp ko mais fekk la muy consommer day nekk xaaju en fait genn walla yow li bëri di consommer wala mu nekk genn walla lii sa frigo boobu di consommer. courant bi sonal ñu sonal boo xam ne ku ñu ne matériel bi di consommer kon na war ngeen daw si nga ñëw xool matériel bi di consommer bi ñu bëggoon xam monsieur Diallo ci wàllu kii bi nu mu tudd à part high-tech bi ngay def dafa am beneen métier booy defaat encore. waaw. man personnellement dama nekk yi nga xam ne dama polyvalent dama am spécialité yu bëri jàngu moon benn métier kese donc damaa jàng métier yu bëri donc si métier yi ma jàng actuellement ingénieur la en énergie renouvelable donc maa ngi spécialisé wu si li ñu wooyee énergie solaire ak efficacité énergétique mooy li ma la waxoon sànq mooy fexe ba booy jëfandiku énergie nga jëfandikoo ko ci anam bi mu gën a sakkanee ndaxte courant dafa cher waaye nag yemul ci seeraay bi kese parce que courant bi noo koy gën a demander rek xamal ne yaa ngi gën a participer ci lu yàq environnement bi te loolu mën nañ ko ngay gën a participer ci développement wu environnement bi waaw léegi damay terminer d'abord ci li nga xam ne moom nga ma posé woon ci njëlbeen bi mooy ci li may def noonu yëpp donc léeg-léeg juste mooy métier bi nga xam ne moom laa jàngoon mais en dehors de loolu formateur la damay jàngale waaw damay jàngale ci wàllu solaire bi ñuy liggéey dama ciy jàngale boo demee tey école bu tudd Sénégal Japon muy CPT dama fay jàngale en tant que formateur expert en énergie solaire. su ma la déggee kon yow léegi da ngay jàngale en même temps tey maanaam ku bëggoon ñëw tey pour nga jàngal ko nu muy demee. waaw xam nga formation yi non seulement damay jàngale ci école yi mais aussi ci entreprise bi fii dañuy former. waaw jàngale bi dañuy jàngale ba ci entreprise bi tey ñaari mbir mu am soit da nga bëgg a formation
nga jaar ci école de formation yi comme tey CFT am na yeneen école aussi parce que damay jàngalee Limamoulaye donc mën nga fa jaar demander formation parce que am na ci formation yi nga xam ne boo ñëwee daanaka doo fay bu dee ci école yooyu parce que am na ay subventions yi nga xam ne dañ koy def ci formation yi état bi ONG yi organisation internationale yi donc dañ ciy nekk. mais bu dee CSPT bi nga wax boobu muy demee foofu. boobu tamit c'est pareil donc c'est la même chose da ngay ñëw demander formation am na ay formation ci niveau yi ne alors bu fekkente ne def nañ test yi ñu accepté la formation yi mën nga def sa formation le plus souvent nag bu dee ci côté solaire la balaa sa formation di jeex di nga gis ak man parce que ñi fay faral def formation en solaire yëpp ci man la ñuy mujj. voilà mais tamit ci bu dee société bi fii aussi boo nekkee professionnel nga nekk ci métier bi nga bëgg vraiment ñi defal la lu ñu wooyee perfectionnement fii tam mën nga fay ñëw ñi defal la formation. léegi bëggoon nañu xam yéen seen bagage yi ngeen koy amee ak ngeen koy jotee parce que vraiment yow li nga wax ni du lu ndaw de lu yaatu nga nekk di wax li nga xam ne maanaam mooy li ma wax rek da ngay dégg turu high tech mais ku mel ni man ki nga xam ne jànguma xaw ma lu muy signifié tey su ma rombee dina miiw kër gi yow da ngay fekk mu tëju rek fii lan moo fi nekk. mais vraiment baax na pour nit ñi tam di xam. xam nga tey boo xoolee high tech ba mu nekkee high tech ba tey. dafa ñaata at rek. high tech su ma ko tàmbalee ñu ngi tàmbalee liggéey en 2008. 2008 waaw mais ñu ngi nekk en société anonyme en 2015. donc société bi yàgg na. ñu ngi liggéey mais defuñu publicité xam nga dañuy naan. lan la ñuy woowee société anonyme. alors société yi dafa am nu ko législation bi tëralee. dafa am société individuelle mooy yow nga jóg soxla tijji entreprise. bi nga xam ne yow kese lay doon nga dem seeti ñu koy lijjante. ñi jox la NINEA ak registre de commerce daanaka mooy entreprise yi gën a ndaw ci entreprise yi. après boo si jógee am na si forme bi nga xam ne GIE lay doon bu dee GIE comme surtout yéen jigéen ñi da ngeen faral di am mbootaay ngeen ne dañuy ubbi benn société bi nga xam ne benn entreprise bi nga xam ne ñëpp a koy bokk loolu mu tudd GIE. léegi am na aussi lu ñuy wooyee société à responsabilité limitée donc société anonyme à responsabilité limitée moom la ñuy wooyee SARL donc SARL day nekk société bi nga xam ne anonyme la mooy yow société bi nekkul ci sa tour yow walla même bu nekkee ci sa tour mais daal dafa nekk société bi nga xam ne dafa indépendante mooy expliquer la ci nu mu gën a terre mooy tey bu fekkee ne da nga am société boobu yow sa alal ak alalu société bi daanaka jotewuñ dara. waaw tey même su fekkente woon tey jafe-jafe amoon na ci société bi ñi daan def liquidation muy kenn du yegg ci yow ci alalu société bi la ñuy yem parce que boo koy tijji dafay am benn capital bu ñu lay laajtee. benn xaalis bu ñu lay laajtee bu minimum bi nga xam ne mooy doon capital société gi moom ngay démarrer léegi nag société yi nag ci société anonyme la ñu yem xam nga sànq waxoon nañu anonyme à responsabilité limitée mais bii bu ñu ne société anonyme moom la ñu wooyee SA daanaka société yi lu ñu mag ci la ñu yem donc noonu aussi la ñuy classifier société yi. high tech dafa bokk société yi nga xam ne société anonyme lañ donc suñu capital mi ngi toll ci 30 millions de francs CFA mooy bu ñuy ubbi société bi dañoo yëkkati 30 millions yóbbu ko ci notaire jox ko ne dañoo bëgg tijji société bi nga xam ne ci la ñuy liggéey donc ci lañ nekk depuis 2015 donc ba léegi ñu ngi ci société anonyme aussi bon fa la mën a yem aussi mënatoo jàll feneen. macha allah waaw loo mën def mooy tey ñu ngi ci capital anonyme 30 millions aussi ñu ngi ñaan yàlla yegg ci capital anonyme 500 millions. wala 1 milliard voilà. yàlla na ko yàlla defaral. amiin tey mooy li may ñëw laajte sànq que par exemple tey su ma tabaxoon sama kër bëggoon def solaire naka lay demee. waaw loolu dafa dépendre ci client bi mais xam nga sànq am na question bi nga xam ne ba léegi tontooguñ ko. mooy ban. ndaxte yaa ngi ma ne mais high-tech kenn du gis mu publicité high-tech da ngay ñëw fekk bunt yi mu tëju mais kon high-tech nan lay liggéeyee waaw léeg-léeg ñu laaj ñu ko comme question
mais dañuy naan lu baax daanaka soxlawul publicité. ndaxte moom mooy publier boppam. te ñun Hightech gars yi des fois dañuy nekk fii sax gars yi duñu xam ana Hightech te pourtant Hightech mi ngi liggéey. mi ngi exister dañuy am également ay chiffre d'affaires yu baax ci at bi am nañu ay clients ndaxte xam nga sa liggéey su fekkente ne da nga ko teg ci yoon aussi liggéeyoo pour xaalis kese parce que dañu naan liggéey bu njëriñu lee rek mooy day lor. waaw non bu njëriñu lee rek waxuma la yàqal la yow sa bopp yem ci de mais c'est que da ngay lor ndaxte tey su ma la liggéey lee nga jox ma sa xaalis ma liggéey ko liggéey ju bon man damay yàqal sama bopp mais yow dama lay lor kon liggéey gi boo ko tegulee ci yoon dootul am njëriñ moo tax ñun dañoo ne suñuy liggéey suñu première philosophie mooy ñi teg suñuy liggéey bi ci yoon ba nga xam ne client bu ñuy liggéeyal bu ñu dajee ëllëg du ñu sëgg du ñu rus du rus dañ ko teg ci yoon donc noonu la ñuy liggéey moo tax Hightech doo gis mu def publicité mais daanaka ñu ko xam bëri na. monsieur Diallo seen liggéey bi naka ngeen koy organiser ak naka lay doxee. waaw protocole yi daanaka société yi ñoo ko bokk. waaw tuuti différence lay am par rapport ak organisation liggéey bi. sànq yaa ngi ma daan ne soo bëggoon installation sa kër. nu muy tëddee. donc boo bëggoon installation sa kër tey protocole bu ñuy doxee ak yow pour mën la installer daanaka moom la ñuy doxee ak ñëpp. tey su ma commencé sa cas tey soo bëggoon installation sa kër dafa am techniciens yi nga xam ne ñoom ñooy ñëw sa kër xool réellement yow li nga yor ak li nga xam ne moom lañ la mën a njëriñ ci wàllu étude xool ndax dañ la war a changer say appareil wala say appareil noonu mën nañ ko bañ a changer aussi li ngay soxla ci installation ban qualité installation nga war a soxla. maanaam pour matériel. pour matériel yi donc daanaka étude googu yëpp dañ koy def suñu étudier loolu yëpp après dañ koy xayma buñ ko xaymaa ne ah yow de lii nga bëggoon lii moo ko mën a lijjanti ci wàllu xaalis donc ñu waxtaan ba juboo bu ñu waxtaanee ba juboo techniciens yi dañuy dellu siwaat ñëw laajte client ba. En réalité kañ nga bëgg sa installation mu démarrer kañ nga bëgg ñu commencer la sa liggéey parce que dinañ la xamal ne boobaa que sa liggéey bi boo nee nañ ko démarrer dina jël ñaari fan une semaine wala dina jël 10 jours donc aussi dañuy ñëw nemmee ko xool ban période ngay soxla ñu liggéey parce que des fois mën nga ñëw liggéey ci client ba fekk mois bi ngay ñëw liggéey mois boobu du ko arranger xëy na situation environnement bi. wala ak li nga xam ne moom lay prévoir ak yow ni ngay ñëwee pour liggéey day nekk li nga xam ne day xaw a compliqué tuuti moo dañuy naan client ba na jël ay dispositions bu jëlee ay dispositions donc si la ñuy soog a ñëw def intervention bi mais d'une manière générale suñu protocole liggéey comme ni nga koy laajtee moo xam au niveau national la wala au niveau international daanaka même protocole yi la parce que tey boo ñëwee société yi dafa am ay responsabilités ci niveau bu ne. comme tey boo ñëwee Hightech man maay directeur général bi mais soo wàccee ci suuf di nga fekk tey responsable ressources humaines mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy gérer ñuy liggéey fii donc di nga fi fekk également comptable bi ki nga xam ne moom mooy comptabiliser lépp luy société bi di liggéey ci wàllu xaalis ak dugal bi ak génne bi donc di nga fekk aussi sama assistante man ki nga xam ne moom xëy na boo ñëwee comme sànq bi nga ñëwee balaa ngaa ñëw ci man da ngay jaar ci moom. waaw donc protocole yi noonu la donc noonu la nekkee ci échelle bi moo tax aussi bu liggéey annoncé wee ci entreprise bi donc chaîne boobu yëpp dañ koy suivre am nañu responsable technique ki nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu technique daanaka moom moo koy lijjante. waaw donc am nañu aussi ay techniciens. donc ce qui am nañu aussi responsable logistique bi moom du bon technicien la mais pas comme si technicien am dañuy installé moom tey comme boo ma laajtee tey au niveau international wala national tey su fekkente ne dañoo war benn système
système bi nekk si boo zone tey Thiès wala Tamba wala ñu ne mi ngi Mali wala Kédougou responsable logistique bi moom la ñuy bàyyee déplacement boobu. non moom mooy lijjante xool société bi Hitech nan la man def ba jóge fii dem ba Mali liggéey dellu si ci wàllu personnel ak ci wàllu équipement donc loolu responsable logistique bi moom mooy yor loolu. responsable technique bi moom mooy xool yan technicien lay préparer pour ñu dem defi liggéey boobu mais moom tamit dafa yor ci liggéeyam étude technique bi tey boo ko ne dañuy liggéey li lañ bëgg a liggéey sa kër nga bëgg a installer moom day xool moom mooy def étude boobu xool sa kër yow lan lañ soxla réellement pour mën la installer normal mais day souvent rek day collaborer ak man parce que man maay directeur du société Hitech Énergie bi mais puisque ingénieur laa ci wàllu domaine bi aussi man maa fi nekk directeur de projet tey bu fekkente ne marché bu mag la daanaka marché gi maa koy étudier man ak sama responsable technique parce que marché gu mag daanaka benn nit du ko liggéey. voilà donc protocole yooyu lañ yor bu ñu ñëwee aussi ci wàllu facturation am nañ responsable achat et vente am nañ ki nga xam ne moom mbirum jënd ak jaay rek lay lijjante. waaw lijjantewul dara. donc kooku tam bu ñu yeggee ci wàllu bu ñuy facturer client ba puisque moom jënd ak jaay rek lay lijjante moom day ñëw toog ne bagage bi lii lañ ko jëndee woon kon lii lañ ko war a jaayee daanaka moom mooy gérer détail googu. alors si biir organisation société aussi am na responsable marketing ak communication te kooku ne dafa uteeg responsable achat et vente tey li ngeen mu ñëw laajte si nii normalement moom moo waroon toog fii ñu posé ko ko. waaw parce que moom loolu mooy liggéeyam boo leen jógee ñëw si entreprise bi. moom moo war a nekk fii moom moo war a def loolu. mais baax na aussi ñu fekk fi tamit kii. directeur bi voilà parce que tamit boo déggee ñu ne ani xale yi dañuy laajte ani borom kër gi. waaw c'est ça mais xam nga lu ñu ne communication dafa xaw a nekk lu jafe. ba tax na sociétés yi mag yëpp dañuy organiser dañuy wuti ki nga xam ne loolu la jàng aussi man ni ma jàngee sama métier moom tamit noonu la jàngee ci wàllu communication. moo tax le plus souvent communication bi dañ ko koy bàyyee. voilà moo ko moom. moo tax des fois bu ñu ma laajte yenn yi du ma ci sore sax dama ciy wax lu yem rek bàyyi ko moom mu def liggéeyam mais malheureusement dafa feebar moo tax mënutoon teew. amiin 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 c'est parce que déception yi dañoo bëri loolu c'est vrai nit ñi nekk ci métier bi xam nañ ci loolu mais c'est que nag responsabilité yi c'est partagé nga boo xoolee dëkk bu mel ni Sénégal daanaka métier yi ñuy faral di liggéey amul organisation. mooy amul lan li nga xam ne nguur gi teg na ko comme charte pour naan tey boo nekkee ci société di liggéey ci benn domaine fii nga war a taxaw ak clients yi nii nga war a doxalee naa même bu amee charte ba sax mais da ngay gis ne kenn topp ko kenn suivre charte bi ku nekk ni nga ko xalaatee ni nga koy yaakaaree ak ni nga ko bëggee nga koy defee donc su ko defee client bi ci gën a loru mais li may wax sama mbokk yi rek nee naa leen chef d'entreprise yi da nga ñuy bàyyi xel bu baax ci liggéey parce que des fois di nga liggéey yaakaar ne client ba ngay lor di nga ko lor sax mais daanaka sa bopp ngay gën a lor parce que yow boo yoree société yi da ngay ñaan yàlla sa société def téeméeri at parce que booy créer comme ñun suñu société anonyme yi seen durée de vie c'est-à-dire seen existence 99 ans la kon tey da ngay ñaan yàlla am société di ci liggéey say doom topp ci say sët topp ci ñeneen aussi topp ci nekk société bi nga xam da nga koy tëj ñaari at juróomi at nga tëj wala fukki at nga tëj mais da nga ñaan yàlla am société bi nga xam ne saa yu génération ñëwee da ko fi fekk mais xam nga mbirum liggéey dafa nekk li nga xam ne aussi neexut a lijjanti comme tey da ngay fekk nit nekk ci métier ñu ne métier bi dox na am na xaalis nga gis ñu bëri dugg ci ñëpp ne am na xaalis di dugg si fekk ñenn ñu si ëpp si ñu siy dugg. amuñu expérience bi mooy métier bi du seen métier wala jàng nañ ko mais jàng bi mokkul
ñi dugg si parce que am na xaalis te métier warul demee noonu métier da nga ko war a jàng ba mu mokk nga am ci expérience aussi mooy nga nekk ci ba xam li nga xam ne moo ci baax xam lu ci bon xam lu ci lore luy njëriñ ak lu dul njëriñ détails yu mel noonu yëpp pour nga mën a aboutir ci métier bi loolu benn la beneen bi aussi clients yi tamit kenn demul ñu des parce que clients yi dafay bëri clients yi nga xam ne dañoo bëgg lu yomb trop waaw dañoo bëgg lu yomb trop te dafa am liggéey yi nga xam ne daanaka ku la ko yombalal trop moo la ko xañ waaw boo xoolee solaire bi bëri na ay jafe-jafe trop mais daanaka ci foofu lañ toll donc ñetti mbir la benn bi mooy ñu si bëri ñu si liggéey amuñu xam-xam bi nga xam ne moo ci war mooy tey jànguñu ko fenn donc dañuy xëy rek ne solaire am na xaalis yor nañ seen xaalis wala seen mbokk yor na xaalis ñu tijji benn entreprise wala benn boutique jënd bagage bi di jaay uti ay techniciens di monter mais réellement sax li nga xam ne moom mooy métier bi ci boppam xamuñu si lu bëri donc bëri na aussi si ay métiers mais clients yi tamit des fois dañuy ñëw fekk benn société ne ko lii lañ bëgg société bi defal ko devis mu ne ko devis bi dafa cher mais bu dem seeti li nga xam ne day yomb mais day yomb trop mi ngi mel tey ma ne la tey liggéey bi 100 francs lay jar nga dem kële ne la mën naa ko def ci fukki dërëm mais client ba ne kon yow da nga seet dem naa ci ki nga xam ne fukki dërëm la koy liggéeyee fekk ne xamul ne diggante 100 francs ak fukki dërëm am na différence yi nga xam ne mais nit ku la ne 100 francs du ko teg ci bànneexu bàkkanam rek ne la 100 francs day am fi mu koy wékk te le plus souvent fu mu koy wékk mooy qualité matériel bu muy liggéeyee c'est que moo dul yomb loolu benn la bu qualité matériel gi weesuwee aussi techniciens yi mu lay yónnee techniciens yi xarañ la ñuy doon ñooñu aussi dañoo am seen fay beneen bi mooy aussi xam-xam bi dafa nekk li nga xam ne balaa nga koy am mais fu ne da nga fay jaar ak moom donc soo demee ba organiser wu ci loolu da ngay bëgg liggéey ji nga xam ne liggéey ju wóor lay doon liggéey sàll lay doon nga xam ne képp koo liggéeyal day tegu ci yoon mais liggéey jooju nag dafa am njëg. dama gis léeg-léeg ngeen di dugal affaire bâtiment nu mu demee parce que yéen seen kii bi moom vraiment xam naa bu ñu toogal fii di ko wax ba suba sax du jeex dama gis ni doo waxu bâtiment woo li ngeen ciy yëngu dafa bëri wala da ngeen ciy yëngu tamit. waaw xam nga ñun lépp li nga xam ne dafa jëm si bâtiment proprement dit mooy bâtiment ci boppam wàllu maçonnerie wàllu ingénierie bâtiment génie civil ñun. loolu yëpp da ngeen koy liggéey. déedéet ñun personnellement duñ ko def. mais am nañ branche yu koy def. non duñ ko def mais dañuy collaborer ak ay ingénieurs ak ay architectes yi nga xam ne dañoo xarañ ci métier bi. ñi am nañ ci 20 ans expérience. ñi am nañ ci 40 ans d'expérience buñ ci amee liggéey dañuy woo ingénieurs yooyu ne leen am nañ clients yi nga xam ne lii lañ bëgg ñu jël marché bi jox ko ñooñu ne leen liggéey leen parce que dañuy xam ne ñooñu bu ñu ko liggéeyee c'est sûr que client bu doon problème. baax na ma laaj ko parce que dégg naa ñi di ko wax wóoru ma nag xaw ma ko woon. mais ni nga ko leeralee nii parce que wax nga lu am solo duñ ko liggéey. mais dañuy collaborer ak ay ingénieurs. xam nga nit ki li nga mun ak li ngay def neel lii laa mun lii laay def mais lépp laay def moom loolu moo defe naa yàlla rek. non mënul nekk. ma ne ko loolu moom yàlla rek. mënul nekk si wàllu lépp li nga xam ne dafa jëm si wàllu BTP affaire yu mel noonu donc am nañ si SATIS. lan mooy BTP. BTP mooy lépp lu jëm si wàllu bâtiment travaux publics yi demee noonu donc société bi nga xam ne moom la ñuy faral di jox marché yooyu bu ñu ko joxee. SATIS si la bokk seen directeur bi nekk Pape Diakhaté aussi muy liggéey ak suñu benn naatango bu tudd Wali Faye waaw ñoom xedañ nañ trop ci domaine gi moo tax côté googu high-tech du traité sa dossier bi da koy jàllale rek. baax na ñu dem gisi ñooñu parce que ñooñu il faut ñu baax na ñu déplacé wu dem gisi ñooñu seeti leen voilà parce que nit ki li muy yëngu war nga mën a dem xool ci li muy yëngu parce que baax na aussi nit ñi di wax pour ñuy xam mais wàllu international tam da ngeen fay faral di dem par exemple bu la nit woon réew moom pour nga war ko mën a installer foofu da ngeen di faral di dem yooyu tamit.
waaw pour l'instant ci sous-région bi la ñu yem. foog ngeen yema ko. waaw ci sous-région bi donc mooy Mali Guinée-Bissau ak Mauritanie. donc ci la ñuy gën a liggéey. ñi ngi collaborer nag ak yenn sociétés yi nga xam ne ñi ngi ci yeneen dëkk yi comme Burkina ak Guinée-Conakry actuellement donc ñi ngi ci tànk yooyu xool nu ñuy góorgóorluwee ba intégrer marché boobu waaw. d'une manière aussi générale damay def consultance au niveau international. c'est-à-dire que des fois di nga am ay sociétés yi nga xam ne ay sociétés européennes la ñuy doon wala ay organisations européennes des fois ñu solliciter la ci benn étude wala benn liggéey ci wàllu énergie ñu contacter la nga defal leen liggéey boobu donc ci wàllu international noonu laay liggéey ak ñoom pour l'instant donc ci wàllu consultance le plus souvent. Monsieur Diallo ñu ñëw pour waaj a tëj da xam naa ni moom yëfi émission bi moom bu ñu toogee fii ba suba nga li ñuy expliquer du doy mais dañoo bëggoon xam léegi ngeen ñu ñëw ci wàllu feebar bi naka nga gisee adduna bi ak feebar bi ndax yàqalu leen ci seen liggéey bi ak dëkk bi ni muy fonctionner ndax vraiment feebar bi nekk na actualité boo xam ne sonal na ñëpp ndax ñii da ngay dégg ñi ne am na ñii ne amul te saay bu ñu xëyee ñi ngi annoncé ne ñi ngi dee hôpital yaa ngi fees del lan nga ci mën a wax. waaw wàllu feebar bi ñuy wooyee Covid Covid 19 ñu koy faral di ne coronavirus. dafa mel ni am nga ci turandoo de parce que damay dégg ñu ne am na alpha am na xaw ma. waaw xam nga scientifique yi moom daanaka bu ñuy joxee tur moom. ay alpha bêta delta daanaka loolu mooy seen référence. mais amul problème. xam nga actuellement nii man foog naa di ne ndax Covid am na wala amul noonu loolu dañ ko dépassé. ndaxte ku ci jotul it am nga mbokk bu si jot wala xam nga ki nga xam ne jot na si. foog naa ni loolu warante wuñ ko jamono ji ndax am na moom lu wóor la parce que boo toogee ñu ne la àdduna lëmm benn jàngoro moo la ñuy lor foog naa àdduna lëmm mënuñoo toog di wax lu la neex wala di wax seen sago loolu yaakaar naa ni ñu koy wax bon xëy na seen xalaata tollu foofu rek mais feebar lu am la alors feebar nag puisque nu ñu koy waxee rek du ñu ñoo koy wàccee dafa nekk li nga xam ne lu xaw a complexe la bu dee ñun ci wàllu jullit ñi dañuy naan mbirum yàlla lay doon des fois ñu ne la mbugal la mooy mbugal bu yàlla ji di wàccee ci doomu aadama yi des fois ñu ne la nattu borom ji la mais xam nga feebar moom ak bu mu ci mënta doon rek daanaka mbugal la parce que feebar bu sedd amul. voilà lu ma ci mën wax daal mooy nit ñi nañuy moytu souvent. waaw xam nga bu fekkente ne dara du sa métier ñi nga xam ne seen métier la buñ ci joxe ay recommandation da nga ñuy respecter recommandation yooyu xam nga tey bi nga may laaj ci wàllu courant wala yi demee noonu. maanaam pour nga wax rek ci nekk à l'aise su ma la nee moytul courant bi parce que courant gi boo taxee ak moom fii da lay lor c'est parce que dama koy xam te dinaa xam courant gi ba fan la mën a jëm ak yow aussi tamit bu la médecin bi. wala ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu faj ne la lii feebar la day lore moytu leen ko nii lañ koy moytuwee da ngeen koy moytuwee noonu donc fexe ba góorgóorlu si bañ a nekk di werante ndax am nag amul aussi tamit ku nekk jël ay matuwaayam donc lépp li nga xam ne ay mesures barrières la nit ki man ko def correctement ndaxte bu dul sàmm sa bopp yow en personne mais aussi da ngay sàmm ñi nga xam ne ñoom nga nekkal ñoom ñoo la war parce que xëy na yow mën na am jàpp nga ne du la def dara mais mën nga lor ñi nga xam ne ñoo la gën a jege waaw. lu ñuy def nag mooy dañuy ñaan yàlla juste puisque daanaka mi ngi bëgg a nekk mbugal nag jamono ji mi ngi bëgg a nekk musiba nekk na musiba ci dëkk pare donc presque mbugal la dañuy ñaan borom ji mu teggil ñu ko ci nu mu gën a oyofee et puis xam ne. ay jaam lañ rek te xam nga jaam moom ak wàcc yoon daanaka ñoo ànd. voilà yaa ngi am ay masque fële maanaam daal yow yaa ngi topp mesure barrière yi. waaw c'est normal man nag moom du ma wàcc gel bi aussi
du ma wàcc sama masque parce que juste sama cër la donc bu dul dara responsable la aussi te boo nekkee responsable da nga war a joxe le bon exemple voilà te boo joxewlee le bon exemple c'est que amoo benn crédibilité tey mënoo ne feebar bi am na te aussi lépp li nga xam ne dafay aajoog moom doo ko respecté ndaxte aussi am naa ñuy liggéey il faut ma aar sama bopp aar leen mais tamit foog ma aar samay njaboot parce que damay ñëw ci biir mbooloo su ma fa jógee sama kër laa jëm donc moo tax damay jël sama matuwaay ci côté googu te maa ngi ñaan yàlla aussi ñi ci des yëpp ñu mën a jëlee noonu seen matuwaay. jërëjëf wax ji rafet na monsieur Diallo kontaan nañ ci ñëw bi ñu ñëwoon di waa Ticmbay TV bi ñu ñëwoon seet si la ñu ngi kontaan ci yéen vraiment li nga wax am na solo na ko nit ñëpp dégg na ko nit ñi ñëpp jàpp ñun nag man moom lu ma ci gën a intéressé man lu dul jël courant bi matériel lu jël courant bi man moo ma ci intéressé man daal ba ñu nee courant daal lu lekk courant moom su sama mbokk jigéen ñi ñeen ñëpp dégg ngeen loolu dafa facture courant yi moom dafa cher na cher boo xam kuy bëgg matériel bu baax daal ñëwal Hightech Energy ñu ngi nii toog mais dama ko léegi nag ñuy xool ñu ngeen ngay tàggatooy ak nooy wax gars yi say andi jàmm ñi nga xam ne bokk liggéey bi. waaw damay ñëw ci sagam yow da nga bëgg matériel bu dul consommer courant. waaw gis nga suñu climatiseur bi. waaw boo xoolee léeg-léeg dama fiy nekk ba ay minuit 1h du matin 2h du matin. mais daanaka day tàkk te pourtant gis nga ko day sedd guy mais du consommer courant clim bi jamono jii ni mu sedd ak congélateur ba ngay yor sa kër ñoo yem ci lu ñuy lekk ci courant te clim normal su tàkkee daanaka day toll ak juróomi congélateur yi mag benn clim bu yemambaay mooy comme clim yi nga xam ne ay 1 cheval et demi la ñuy doon bu tàkkee day toll ak boo taalee juróomi congélateur wala lu ko ëpp mais boo xoolee bii moom buy soog a tàkk sax day toll ak ñaari congélateur mais bu demee ba sedd day wàcc ba toll ak benn congélateur moo tax ñu def ko clim 70% économie d'énergie donc boo ko amontee sa kër di nga mën taal sa clim comme ni nga ko bëggee te doo yàqu courant yu bëri. waaw gis nga voilà donc parce que boo déggee turu climatiseur rek da nga ne yii loolu dafay yàqu courant kon nag ñi nga xam ne kon déggee loolu parce que léegi man nee naa man matériel ñoo ma ci intéressé kon nag ñu ngi ci tàngoor fu mu toll nii ñëpp dégg loolu kon climatiseur yaa ngi nii ci 70% d'économie d'énergie loolu moom vraiment gars yi ñu sa abordable. alors noonu mu amee ci clim nag la amee ci équipement yi yëpp. ci frigo yi la amee ci frigo la amee ci télé la amee ci ventilo yi la amee ci lépp. ci lépp lu jël ko waaw ñi ngeeg benn magasin fële Kër Ndiaylo daanaka lépp li nga xam ne dañ koy commercialiser ci wàllu solaire wàllu électroménager wàllu électricité foofu lañ koy defee. maanaam tey ku bëggoon jot ci loolu tey ci yan numéro lañu mën a jotee loolu. alors loolu ki nga xam ne moom mooy yor lépp luy achat vente donc moom mën ngeen ko woo sur 78 137 58 58. 78 137 58 voilà sinon mën ngeen woote ci fixe bi aussi 832 91 97. waaw boo leen ci wootee moom foog naa dinañ saafara seen solution ngeen loolu woote leen ci numéro yi ku ci bëgg ci clim yi ku ci bëgg ci matériel yi ñun jigéen ñi daal man daal moom xam naa ne moom su ma ci amoon ci clim yi rek mu baax comme nee nañ moom 70% d'économie man moom foo mu nooyee rek laay wut moom boo wut fi nga xam ne loolu ventilo yi daal dañu ko lem teg ko de côté jël ci climatiseur def naa loolu moom moo gën a yomb yëpp. voilà léegi li may tàggatoo juste mooy sama mbokk yi sax laay gën a waxal ñi nga xam ne ñoom laa bokkal métier. waaw li ma la ñuy ñaax mooy nañu sàmm métier bi d'une manière générale moo xam solaire bi la moo xam climatisation la moo xam électricité bi la métier nekkul comme ni ñu koy waxee business tout simplement. nekkul ay dóor donc dafa war a nekk liggéey. da nga war a liggéey pour njëriñ doomu aadama yi donc après li nga ciy am na nga am ko ci mu nekk li nga xam ne da lay lew aussi bu fekkente ne am na société yi nga xam ne ñi ngi liggéey te leer na leen amuñu si xam-xam
nañu jël si ñuy technicien ñu yóbbu leen fu ñeen war a former ñu former leen ndax ñu mën a am xam-xam si métier bi vraiment ndax clients yi mën a am jàmm. aussi chef d'entreprise aussi nañuy gën a góorgóorlu ci wàllu liggéey ñi xam ne nekkul liggéey di nax clients yi wala aussi parfois sa nekkul intention bëgg nax client ba ngay liggéeyee mais c'est que da nga ci amul xam-xam donc boo ci amul xam-xam li ngay wax client bi ak li nga xam ne moom mooy xew après. ndaxte sincèrement Hightech bu mu nekkee Hightech ba léegi foog naa doo wër Sénégal wala nga wër ci région bi ba nga daje client bi nga xam ne wax na ci diggante moom ak yàlla ne la Hightech liggéeyal na ko lor ko foog naa loolu doo ko gis. doo daje aussi technicien wala entreprise bi nga xam ne nee na la gis na liggéey Hightech bi nga xam ne tegu ko ci yoon foog naa loolu doo ko gis. doo dugg aussi ci benn école de formation wala société ñu ne la Hightech di am na fi taxawaay bi nga xam ne waru ko fi taxawee loolu yaakaar naa aussi yàlla ji suutal nañu ci bu baax a baax mais loolu yëpp aussi su amee réussite boobu personnel bi la xam nga entreprise kenn nit du ko yor mënul nekk donc da nga am ñi nga xam ne ñoom ngay bokkal liggéey bi mais wax dëgg yàlla Hightech avantage gu mu am mooy ñuy liggéey société bi yëpp yàlla def na dañ leen formé ba mu baax dañ leen formé ci école yi dañ leen formé ci biir société bi moo tax dañoo am xam-xam ci li nga xam ne ci loolu la ñuy liggéey aussi tamit personnel bi am nañ sincèrement lu ñu wooyee yar waaw yaru nañ trop yaru d'une manière générale xam nga yar moom daanaka day général mënoon ni daa yaru si entreprise bi bu demee ci client ba ne yow ki ma yónnee moom da ngay waaru mais macha allah Hightech personnel bi ci biir entreprise bi ak ci biti ci clients yi wax dëgg yàlla clients yi amul leen li nga xam ne ñu ngi ko ci reproché. maanaam seen clients yi daal macha allah yéen moom. voilà moo tax damay remercier personnel Hightech bi yëpp te aussi ay jàmbaaru liggéeykat lañ tey bu liggéey amee comme ni ñu ko waxee des fois ñi dem ay Bamako. des fois ñu dem Guinée-Bissau des fois ñu dugg ci àll Sénégal yi fii ñuy dugg ci àll yi nga xam ne mais pour nga yegg ci fi nga jëm sax daanaka problème la mais dañuy dem def fa ay une semaine des fois ñu def fa ñetti weer comme ba ñuy liggéey suñu centrale sama genre gi kon vraiment monsieur Diallo kontaan nañ ci ñëw bi merci beaucoup à la prochaine.